mbokk internet yi nuyu nañu leen ñu ñëwal leen tey nag fii ci inspection du travail pour waxtaanee yenn ci mesures yi nga xamante ne kii di président Macky Sall jël na ko mu jëm ci luy sécuriser lépp luy employé fii ci réew mi ngir xeex Covid 19 comme niñ ko xamee liggéey yi bari arrêté na entreprise yu bari am na ay jeex ci xel mais mu bokk ci mesures yi mu ne bu ñu dàq benn employé bu dul ne dafa def faute lourde leneen ni tamit mu ne bépp employé boo xamante ne yóbbu nañ ko chômage technique nañu ko fay 70% ci salaire am waral nag tey ñu ñëwaloon leen fii bëgg a sekk waxtaan bu yaatu ak inspecteur régional adjoint du travail et de la sécurité sociale bu Dakar di monsieur Amar Diop. Est-ce que mun nga ñëwaat bu baax ci mesures yi nga xamante ne président de la république jël na ko pour sécuriser employés yi. gannaaw ba ma la nuyoo maa ngi nuyu internetu Pikine yëpp di leen masawul ci situation bu dëkk bi di leen masawu ci mbas bi ak conséquences économiques yi mu am yëpp donc conséquences économiques yi bokk na ci ne entreprise yu bari fi mu nekk nii dafa taxaw yenn yi taxawul waaye dafay tourner au ralenti maanaam liñ daan am ci koom amatuñ ko ba tax na yooyu bu amee dañuy xool nan la ñuy wàññiwee seeni charge te ku ne xam na salarié charge la di am na charge ay salaire yu ñu war a fay am na charge ay cotisation sociale yu ñu war a fay donc ñoom aussi entreprise dañuy xool nu ñu wàññee seeni charge président de la république nag bi mu xamee loolu xam ne fi mu nekk nii situation yi métti na ci entreprise yi métti na ci travailleurs yi gannaaw bi mu amee loi d'habilitation bi koy habilité mu jël ay ndogal yoo xam ne normalement loi moo ko waroon jël mu jël première ordonnance am na sax ñu ne mooy première ordonnance depuis bi Sénégal amee indépendance ba léegi donc mu jël ordonnance boo xam ne da ko jël rek pour protéger emploi yi pour protéger travailleurs u secteur privé yëpp ordonnance bi nag liñ ci wax mooy lu ci njëkk dafa ne benn entreprise amatul droit def licenciement benn travailleur lu dul ne dafa def faute lourde nag bu ñu koy wax mooy faute boo xam ne dafa garaaw ba tax na relation de travail dootul mënati continuer bokk ci aussi ci ordonnance bi mu ne képp koo xam ne employeur nga bëgg a def li ñuy wax chômage technique maanaam da ngay suspendre contrat de travail yi balaa nga koy def da nga ci war a waxtaan ak délégué du personnel yi walla représentant personnel bi yépp ba pare balaa nga koy def da nga war a li ñuy wax explorer yeneen voies maanaam xool yeneen pexe ba bañ a yegg ci chômage technique bokk na ci pexe yi rek ñu ne par exemple da nga war a xool congé yi ni ñu amoon travailleurs yi am ak congé te jëlaguñ ko nan la ñuy épuiser seen congé nan la ñuy defee ay travaux par roulement nan la ñuy defee travaux à temps partiel yooyu yëpp ñu ne na nga ko explorer ba pare balaa ngay def chômage technique ñu ne nag bu fekkee ne explorer loolu yooyu yëpp ba nga xam ne chômage technique rek moo fi sës ñu ne kat chômage technique boobu boo ci demee travailleurs yi gaa danañ toog seen kër waaye bu weer deewee di nga leen a fay gën gaa néew juróom-ñaar fukk pàcc bu ne téeméer bu ne di nga leen fay juróom-ñaar fukk ci seeni salaire maanaam 70% seen salaire chaque weer ñu liggéey ak ñu ñàkk liggéey waaye nag bu boobaa travailleurs yi dañuy nekk ci sa disposition boo leen woowee pour ñu ñëw def ay liggéey yoo xam ne yu ponctuel ñëw def ko mais di nga leen fay téeméer bu ne juróom-ñaar fukk yi ci seen salaire waaw léegi nag bi loolu amee ñun inspection du travail gis nañ ne am na ñoo xam ne ñu ngi continuer di def licenciement yooyu te nekkul faute lourde am na ñoo xam ne ñu ngi continuer di def chômage technique te duñu respecter 70% yi ñi ci ëpp nag ñàkk xam moo tax ñu koy def parce que ordonnance bañ ko jëlee yàggul am na ñoo xam ne tamit defoon nañ ko ba pare ordonnance bi dafa ñëw fekk leen ci parce que ordonnance bi dafa def rétroaction dafa rétroagir maanaam bi ñu koy jël
dafa laalaale li nga xam ne jàll na ba pare donc dafa rétroagir ba le 14 mars te diggante 14 mars ak bi ñuy jël ordonnance bi am na ñoo xam ne defoon nañ seeni procédure ba pare te comme que ordonnance bi dafa rétroagir ñooñu aussi dañuy duggaale ci biir ordonnance bi donc gis nañ ne am na ñu bëri ñoo xam ne defoon nañ seeni procédure ba pare ñi demoon nañ chômage technique 170%, ñi defoon nañ ay licenciement économique et cetera et cetera. Voilà donc loolu aussi gis nañ ko ci inspection du travail Dakar yeneen inspection yi bi nga xamee ne jël nañ ordonnance bi. comme ni nga ko waxee mesure bi ñëw na fekk am na ay chef d'entreprise yoo xamante ne jotoon nañu jël yenn décision jëmale ko ci seeni employés ñi nga xamante ne tey respecté wuñ mesure bi yéen naka ngeen di doxalee ak ñoom. waaw li ci taxawaayu inspection du travail mooy yu mel noonu bu ñu ko yëgee parce que ay infraction la maanaam def nga loo xam ne lu yoon tere parce que yoon bu teree dàkk par exemple ne pour def licenciement te nekkul licenciement pour faute lourde dañuy jàpp ne licenciement boobu noonu dafa nul donc lu ñu annulé yoon daf leen di delloo ci situation bi ngeen nekkoon maanaam ñun loolu bu ñu ko yëgee yëg ne am na ku ñu dàq ci diggante 14 mars ak léegi te nekkul pour faute lourde inspection du travail dafay jël contact employeur ba pare commencer liggéey bi nag li ci njëkk mooy mu wax ko ne lii amoo ci droit bu persister mu mise en demeure ko bu persister mun na dem ba ci PV d'infraction maanaam dañuy constater infraction bi ba pare jébbal dossier bi saisir procureur de la République pour mu poursuivre ko au pénal waaw parce que infraction boo ko defee mun nañ la poursuivre au pénal donc aussi ci ordonnance bi ci boppam dañoo prévoir ay yeneen sanctions yi ñuy prévoir aussi mooy ne li nga xam ne moom la ñu wax ci licenciement bi wax ko ci chômage technique employeur bu ci tegu am na ay jàppal yu am solo yoo xam ne état bi prévoir na ko ci xaalis bu bari ay milliards yu mu prévoir pour jàppalee ko entreprise léegi nag ñi ngi koy jàppale mooy ñi nga xam ne d'abord affaire bi mbas bi laal na leen mais ñi nga xam ne tamit sàmmoo nañ ak li ordonnance bi wax donc ñi nga xam ne sàmmoo li ordonnance bi wax ñooñu mënuñoo bokk ci li nga xam ne loolu la état bi di séddale ci ay jàppale donc loolu aussi sanction la waaye bu weesoo loolu inspection du travail dina def liggéeyam poursuivre employeur yooyu noonu nga xam ne dañoo def infraction yooyu ba fexe ñi nga xam ne ñoom la ñu licencié woon ñu dellu seen liggéey. employé yi nga xamante ne jàpp nañ ne subir nañ injustice bu jógee ci seen employeur ndax mun nañu ñëw fii au niveau de l'inspection du travail pour mun ko fi jooytu. inspection du travail aussi loolu moo ko tax a jóg fexe ba ñu respecter législation sociale bu ñu wax législation sociale nag bokk na ci code du travail bokk na aussi ordonnance bi nga xam ne jël nañ ko mu yees donc képp koo xam ne muy travailleur muy employeur koo xam ne gis nga ne am na sa benn droit boo xam ne dañ koo salfaañe ci sa bërëbu liggéeyukaay mun nga rapproché wu inspection du travail joytu ko fa te boo ko joytoo dinañ def liggéey bi ci war dinañ ko topp ba nga xam ne violation boobu noonu dina dëñ waaw ñun suñu liggéey yokk na ci ay fànn maanaam dina am yeneen coow yu jug yeneen façon yeneen xeetu coow yu jug dina am yeneen xeetu dossier yu ñuy jot yoo xam ne daanuñ ko jot au début ci mbas bi dañu jot par exemple ay dossier wu chômage technique yu bëri yu war a saytu xool ndax respecté nañ procédure xool ndax sàmmoo nañ ak droit wu travailleur dinañ jot ay dossier wu fermeture entreprise dinañ jot ay dossier wu licenciement pour motif économique dinañ jot ay dossier wu licenciement yoo xam ne sàmmoowul ak ordonnance bi nga xam ne moom la président jot dinañ def aussi ay enquête parce que aussi autorité bi dañ ko war a informer ci li nga xam ne moom mooy situation économique bi pour mu mën a jël décision yi war donc inspection du travail aussi day def ay enquête pour mën a xam la mooy impact maladie bi véritablement ci entreprise yi donc suñu liggéey am na ci fànn yu bari yoo xam ne yokk na waaye ñu ngi koy dékku di ko liggéey nu mu waree. Inspecteur Diop ban message ngay lancé ci jamono crise sanitaire bi nga xamante ne entreprise yu bari ñu ngi ciy souffrir. waaw message bi may lancé mooy message de solidarité
parce que président de la république bi mu jël ordonnance bi defe naa message boobu la bëggoon lancer mais jamono ji dafa métti ci ñëpp métti na ci employeurs yi métti na ci travailleurs yi donc il faut que ñëpp ñu am solidarité bu ñu bëggee jàll jamono ju métti gi bu ñu jàllee ko ci ni mu gënee ñi message de solidarité boobu mooy ñu sàmmoo ak li nga xam ne loolu ordonnance bu wax maanaam ñu fexe bañ a di dàqe te dàqe boobu noonu nekkul dàqe boo xam ne pour faute loolu bu fexe aussi bu ñuy def chômage technique ñu respecter procédure bi te bu ñu demee ba nga xam ne mënul ñàkk ñu respecter li nga xam ne moom mooy 70% yi nga xam ne moom la yoon wax ne nañ ko fay travailler parce que fi mu nekk nii fii la ñuy gën a war a mën a lëngoo parce que li ñuy wax mooy employeur travailleur ak état ay partenaires sociaux la maanaam bu fekkee ne sax problème amul ay partenaires la waxuma laa nag bu problème amee nga xam ne fi mu nekk nii entreprise touché nañ leen touché na père de famille touché na mère de famille fii la ñu war a gën a yokk solidarité bi nag suñu biir jéem a lëkkaloo ànd pour xeex lii nga xam ne moom mooy mbas mi ba mu jóge fa ku nekk delluwaat si li nga nekkoon.